asalaamaaleykum wa rahmatullah donc mbokk intro dañuy suivre ci leen seen site bi Les Arènes ñëwaat nañu tey di am beneen entretien ak ki nga xam ne moom mooy El Hadj Gaye El Hadj Gaye nag bu ñu ko waxee képp ku ne ci làmb ji en tout cas ñu bëri bokk ñu nekk ci làmb ji xam nañ ko ci yàgg koo gis muy ànd ak ay mbër xam nañ ko ci yàgg koo gis muy takk ay gants di entraîner ay mbër xam nañ ko ci yàgg koo gis muy encadrer ay mbër ànd naak mbër yu bëri ku ci mel ni Yaxya Joob Yékini am yeneen mbër yoo xam ne ci suuf la leen doon encadré wala mu leen jox ay conseil kon ñi yàgg ci làmb ci xam nañ ko baax a baax du sunu première fois ñu fiy ñëw bi mooy deuxième fois ñu fiy ñëw waaye buñ fi ñëwee ñëwaat fi mooy ñëw bu njëkk ba moo neexoon El Hadj amoon commentaire yu bëree bëri gars yi apprécié woon wax ci tax ñu ne bu demee ba jëmmi jamono ay combat yi war a ñëw combat bi ñëw dans un mois moom mooy 2 mois muy Gris Bordeaux ak Balla Gaye nga xam leen bu baax a baax ñu bëgg ci wax tam ci Reug Reug Sa Thiès ñaari xale yu nga xam leen bu baax a baax seen combat ñoogul naam waaye bëri na coow waaye laataa loolu El Hadj Gaye déjà nekkoon nga entraîneur ki nga xam ne moom mooy Yékini doon takk moom gaan di ko aggu nga ànd ak moom yu bëri ci ay combat loo ñu mën a wax ci Yékini ak ni mu doon préparé ak secret un peu. tout d'abord maa ngi leen di nuyu mbokk internet yi seetaan Les Arènes TV di profito di leen déwéniti si julli gi ñu jóge feetu jullit yi di leen baal àq di balu àq ñëpp quoi di sant yàlla julli si yonent bi sant si ñaari waajur di leen dalal ak jàmm quoi di pare pour tontu question yi ngeen ñu laaj quoi. donc Abu dégg naa fi nga duggee donc Yaxya yàgg nañu man ak moom parce que man ak moom ci début ba la quoi donc. daanaka presque man maa doon sparring partenaire am en dehors entraînement bi ñu daan def jox ko leçon man maa doon wëlbatiku di nekk sparring partenaire am parce que je suis boxeur te jamono boobu xëy na doon na jafe tey mu jóge États-Unis wala mu dem en préparé ji ñëw am sparring partenaire bu ko mën a tenir pour jël ak moom gant donc man maa ko daan def ak moom bon secret moo doon par exemple sérieux entraînement moom da ngay sérieux rek quoi am foo xamante ni boo gisee ñu bari ñu daan wax naan ay da nga koy romb di ko nuyu du la faaleeg ay da nga koy bëgg a gis du la kii loolu mooy làmb quoi làmb moom boo xasee jël combat rek ki nga xamante ni xamoo ko miinoo ko mosoo koo gis da ngay jàpp ni sax sa adversaire la quoi ba keroog jour combat bi bu combat bi passé nag nga xool koy saafonteel ak fooy dem mooy entraîner li gars yi di wax naan 3 yoon par jour la ñuy entraîner moom daawu ko entraîner parce que 3 yoon par jour boo ko entraîner dama xamul ban heure ngay récupérer parce que boo xëyee fajar dem géej dégg bëccëg nga dem salle ngoon nga dem contact ban heure ngay récupérer ak Sénégal gii ñu nekk nga xamante ni par exemple kër goo dem ay xale nga fa ay nit a ngi dem va et vient surtout star boo xam ni da nga dem ba dégg daal yi nit ñi à tout moment ñu ngi sonné sa kër guddeeg bëccëg looloo tax sax gars yi di profité di dem ay France ak ay États-Unis di fa entraîner parce que dañuy entraîner ñëw lekk tëdd duñ gis ku leen seet si duñ gis bu rombee ci mbedd mi sax kenn du leen faale parce que kenn du leen xam mooy dañ daan xëy suba teel bu ñu xëyee suba teel ça dépend ci combat yi mu daan am bu fekkante ne par exemple da daan am combat bu léger comme ku mel ni Balla Gaye numéro 2 war a bëreeg moom nga xam ni combat bi rapidité la laaj am na jour préparation bi du bokk ak mu dajeeg Tyson wala mu dajeeg Bombardier wala mu dajeeg un Balla Gaye parce que nga nekk lourd di dajeeg lourd na ngay préparé ak nga nekk lourd di dajeeg léger na ngay préparé du benn parce que contre Balla Gaye daan nañ dem stade l'Amitié ci terrain mu ndaw bi foofu footing lu bari def entraînement yu bari jël gant di travail rapidité ak souplesse ak vivacité quoi loolu la doon travail te bu musaan ñëw entraînement wax dëgg yàlla du génnaat këram quoi day dugg néegam gars yi mën nañoo toog sax ci hall bi di waxtaan mais moom da daan dugg biir néegam tëdd di nelaw di récupérer heure bu waree defaat leneen mu génne def ko en tout cas daal bu musaan jël combat moom ba combat bi passé lépp loo xamante ni mi ngi jëm ci combat bi ci la daan dox ci la daan wax quoi bu paree loolu nag leneen lay soog a wax ak loo ko mënti waxal moom en dehors peut-être que ni mu mel ak jikkoom loo ko mënti waxal tamit fonkoon na làmb fonk boo xam ne gis naa ni booy léegi fonkuñ ci làmb parce que léegi booy da ngay gis ko xam day jël combat encaissé ay millions di yéeg ci scooter wala mu yéeg ci moto wala mu koy gis ay 2 heures du matin 3 heures du matin moom daawul def loolu quoi. dogguma la El Hadj mais fonkoon na sport bi fonk boo xam ne ñu bëri tey fonkuñu ko xanaa kon looloo ko may toog 15 ans te amu defet toog 8 ans ak couronne roi des arènes. waaw looloo ko may mooy par exemple tey boo toogoon ba 4 heures du matin nga ni ko lii boo ko defee da ngay daan 4 heures du matin boobu day jóg def ko
day jóg def ko du ko sàggane quoi loolu mooy làmb parce que làmb dafa am ñetti façon dafa am ñetti pàcc yoo xamante nga koy am mooy entraînement bi ngay entraîner ak récupération bi ngay récupérer ak li nga xam ne da nga koy dox pour sa yaram pour jour làmb yi ci ñetti pàcc yooyu ngay nekk am na ci loo xam ne moom moo koy defal boppam personnellement parce que wóolu woo ci woon kenn am na loo xam nit ñi dañ ko daan defal mais entraînement bu jotee wax dëgg yàlla moom da daan entraîner sérieux heure récupération bu jotee danaan récupérer bu baax a baax par rapport ak booy léegi looloo ko mayoon tey mu mun a téye làmb ji téye goo xamante ni ba pare dafa bañoon défaite quoi dafa bañoon défaite même bu daan mës a contact ak booy yi fee écurie ba sax maanaam booy daan ko nii am ci moom jël sax presque boo daan xool daka daan bañ quoi donc dafa bañoon défaite ba même bu dee défaite ci jëllu maanaam loo xamante ne entraînement la sax daka daan bañ xutuma la ak arène quoi. dafa am foo nekk nag ñu jeexal foofu balaa ñoo dem ci Balla Gaye Gris mooy kon dafa mel ni li ma la xamee yow xam nga sport de xam lii athlète kon 3 entraînements par 3 séances da ngay dégg ñu bëri ni ko wala ay 4 séances sax kon xanaa kon nit athlète di nga bëgg a def entraînement mais defee ko noo xam ne au lieu mu indi la njëriñ da lay gaañ. waaw mais da lay gaañ parce que léeg-léeg nga lekk ba suur léeg-léeg nga lekk boo xamante ni da lay gaañ sax lekk sax da nga ciy lekk boo xam ne excellent da lay gaañ. parce que man nekk naa équipe nationale pendant plus de 22 ans ñun dañ daan entraîner dama yaakaar ni boxeur condition bi mu soxla pour def compétition defe naa ne moo ëpp doole fuuf mbër parce que boxeur da ngay boxe 12 rounds wala nga boxe 3 rounds wala nga boxe 6 rounds en tant que mbër mën nga préparer ji États-Unis pendant 6 mois nga ñëw làmb ji durer 2 secondes parce que arbitre mën na siffler rek 30 secondes nga daan ci waaj comme mën nga am combat bu metti combat bi durer. donc boxeur bi nga xamante ni moom soit dañ lay dóor nga kaawoo ñu compter ne la bokkatoo condition bi nga soxla ko te ñun daaw ñu entraîné loolu parce que entraînement li ci ëpp gars yi di ko sàggane mooy récupération booy tabax sa kër sax dal bi boo ko dalee ba pare da nga koy bàyyi 21 jours mu jël ciment bi téye ko ngëb ko loolooy may dal bi doole mais bu dee da ngay entraîné matin midi soir ban heure ngay récupérer da ngay dem ba jour combat bi da ngay craquer da ngay daw jàppante ak sa adversaire sa loxo yi day crampe parce que sa sidit yi day bàyyi parce que fatigue nga gën a def sa yaram que entraînement te récupération ku la mbër mu la ëpp lu muy récupérer te ma koy wax sama mbokku mbëri ne leen képp koo xam ne yeewu nga fajar dem entraîner ji ñëw lekk ba suur tëdd nelaw ba 2 heures nga jóg julli tëddaat nelaw ba 5 heures nga demaat entraînement timis nga dugg sa kër boo jullee gée daal di tëdd nelaw ñaari séance entraînement yooyu boo ci yemee amul kenn ku lay ëpp condition ci àdduna man maa la ko wax donc loolu la mais bu dee 3 fois da ngay craquer da ngay dem ba ci jour combat ba nga gis da ngay craquer da ngay jàpp ne yow amoo doole or que sa préparation moo baaxul quoi. donc ñu fàttali leen ne El Hadj Gueye mii ñu waxal lamb ji peut-être da koo kii nii waaye sport yu bëri la def lu mel ni boxe nekkoon na équipe nationale ay yoon nekk fi champion du Sénégal def ay compétition internationale Afrique ak fu ne donc loolu tam ñu xam ko balaa ñu joxe si Yékini mooy ban combat Yékini moo la gën a marqué li nga nekk ak moom yëpp. combat Yékini bi ma gën a marqué wax dëgg yàlla su ma ko waxee sax Sénégal yi di leen jaaxal mais contre Baye Fall la contre Baye Fall rek tubaabu joor. pourquoi combat boobu marqué. parce que combat boobu peut-être Yékini ba ñuy xamante ay at la mu bëreeg Baye Fall mais jour boobu sama oto personnel boo xam ne man maa ko moom laa ko abal mu yóbbu ci làmb ja quoi donc bu ma ko joxee sama oto personnel mu yóbbu ko làmb ja dem wax yàlla am ci défaite boobu dama ci xawoon a tiit quoi parce que sama oto la yóbbu woon dem bëree ji ko quoi te boobu mosuloon yóbbu sama oto donc sama oto personnel waaw donc tey bu ci daanoon rek dañ naan waa ji oto bi mu ko jox ak lu tax mu jox oto jigu ko nangam ak nangam combat boobu moo ma gënoon maanaam ci laa gënoon a tiit ci combat Yaxya moo ma gën a marqué ci combat Yaxya quoi yàlla def moom tam mu daan quoi mais combat boobu mu gën a tey laa ko mos a wax mais combat boobu moom ma gën a marqué ci combat Yaxya li nga wax tam leer na loolu kenn mënu see di dindi virgule